asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax di leen dalal ci seen beneen numéro le chef de quartier tey nag Xeweul TV dafa def déplacement ñëw fi nga xam ne moom moo di Aiglon seet fi suñu papa Habib Fall di ki nga xam ne moom moo di le chef de quartier d'Aiglon waaye tamit mu ngi dendeek ak suñu maman Aminata Diagne nekk bàjjenu gox en même temps tamit nekk représentant payen ak fi nga xam ne moom moo di penc Ali Ngoyenge waaye tamit feggo tamit ki nga xam ne ni moom moo di mama Asta Ndiaye relais communautaire ak ki nga xam ne moom moo di Wuri Ndiaye sans plus tarder rek dañ lay jox papa parole bi nga nuyoo bokki téléspectateurs yëpp. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Asalaamaaleykum mbokk Thiès waa Xeweul TV maa ngi leen di nuyu jaarale ko ci seen directeur. su ma waxee seen directeur nag wax naa waa Xeweul TV yëpp di leen sant di leen gërëm ci teew bi ngeen teew si fii dañuy faral di wax nag chef de quartier waaye nag délégué de quartier la ñuy wax chef de quartier moom bu njëkk la woon waaye léegi délégué de quartier la ñuy wax délégué de quartier DVF derrière la voie ferrée. jërëjëf papa loolu tamit lii na dañuy jox rek ki nga xam ne moom moo di suñu maman Aminata Diagne mu nuyoog mbokki téléspectateurs yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi fi teew rawatina waa Xeweul TV ñi nga xam ne ñoo ñu seet si tey seet si suñu délégué de quartier bi di Habib Fall di suñu délégué boo xam ne macha allah moo tax bi ñu woowee ñu ñëw fekk si waxtaan wi. di leen ñaanal jàmm di leen dalal ak jàmm. jërëjëf mama Asta. asalaamaaleykum rek di sant yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu délégué di nuyu sama ñaari bàjjen di nuyu waa Xeweul TV di leen nuyu di leen jaajëfal di leen sant bu baax ci ñëw bi ngay ñëw seet si suñu délégué de quartier. maman Wuri nuyu nañ la bu baax a baax. maa ngi leen di fay di leen sant bu baax di leen dalal. di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ak salaam di kontaan nag ci sunu délégué de quartier bii ngeen seet si tey di tonton Habib di délégué de quartier bu baax macha allah di nuyu sama relais communautaire di Asta Ndiaye di nuyu Aminata Diagne sama bàjjenu gox di leen gërëm yéen tamit di commencé ko ci seen directeur ci kaw ba ci suuf ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla defal leen xéewal ngeen yokku ba yëg ko ci kàttanu yàlla barke Muhammad jërë ngeen jëf. yàlla saa borom barkeel waaye tamit papa dañoo bëggoon ñu dugg rek ci waxtaan bi mu mel ni dañoo bëggoon a xam kan mooy Habib Fall. Habib Fall de benn taalibe la bu xaw bu doy di rek juddoo fii ci Thiès màggee ci Thiès jàngee ci Thiès. jóge fa nag dem naa jàng ci en dehors de Thiès nekkoon nag ci école chemin de fer bi nekkoon Mali ñu ko daan wax Soudan français bu njëkk nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Tukoto ci année 58 ba 61 bi ma génnee nag foofu daal di dem école nationale des postes et télécommunications def fa télécommunication 61 62 dellu si chemin de fer delluwaat ci école boobu def fa cours contrôleur 65 66 et fa laa nekk nag chemin de fer ba en 78 79 ci laa fa jógee dem nag télécommunication internationale du Sénégal bi ñu fusionné ak la poste service technique bu poste pour en faire la Sonatel foofu laa nekk Sonatel ba retraité fa en tant que cadre en 96 loolu daal mooy sama parcours ci gàttal rek tënk loolu mooy Habib Fall. macha allah parcours bi rafet na lool yàlla na fi yàgg lool te wér waaye papa dañoo bëggoon a xam historique Aiglon
fan ak ko xam ne moo ko mën a localiser fan la mën a localiser Aiglon. waaw xam nga yàlla dafa dogal ma nekk délégué de quartier derrière la voie ferrée man dama yaakaar ni bala ñëw wax Aiglon nañ wax derrière la voie ferrée bi nga xam ni maay délégué de quartier. lan mooy derrière la voie ferrée. derrière la voie ferrée maanaam bu njëkk dañ daan wax ginnaaw yoonu saxaar ci ginnaaw yoonu saxaar googu nag ci la Aiglon juddu ci la Cité Pilot juddu ci la Bayal juddu pencum Alinguer ak Payen ak Buntu Dépôt ak Cité Ñax ak Cité Pilot yooyu yëpp ci ginnaaw yoonu saxaar la soqi ko di nga ma laaj nag ci Aiglon man maay délégué de quartier bi waaye maa ngi dëkk ci Aiglon laa dëkk Aiglon nag soo déggee ñuy wax Aiglon dafa am benn tubaab bu ñu daan wax monsieur Regnault moom daanaka moo daan gérer cinéma Aiglon bi turu Aiglon foofu la jógee moo tax ñu dàkkantal Aiglon cinéma bi mooy emblème bi foofu la jógee. fan la cinéma bi nekk. cinéma baa ngi nii rek soo génnee sama kër nii dem ci kanam à 200 mètres rek foofu la cinéma bi nekk. c'est quelle année bi ñu fondé Aiglon. Aiglon de ci tur bi daal xam naa ba ñuy fondé nag Aiglon tur bi c'était dans les années 50 tur bi waaye xam naa ne nag ginnaaw yoonu saxaar moom jiitu na loolu jiitu na sax sama juddu man waaye nag turu Aiglon bi moom c'était dans les années 50. kan moo nekk premier chef de quartier. premier chef de quartier de DVF. li ma jàpp daal mooy Samba Diawara lañ ko doon wax après Samba Diawara nag amoon na góor gi ay wala ma jaxate bari nañu macha allah ba agsi ci Maodo Ndir ba Maodo Ndir gaañu ñu name ma man mais dinaa ci def benn précision ci DVF bu njëkk dafa amoon délégué de quartier DVF ak délégué de quartier Cité Pilot bi nga xamee ni ku ñuy wax Nassirou Diallo moo nekkoon délégué de quartier Cité Pilot ba mu gaañoo nag li ñu jël nag Cité Pilot rattaché ko ci DVF nga xam ni Cité Pilot amatul délégué de quartier benn délégué de quartier moo fi am mu coiffé foofu yëpp. kon mën nañ ni daal quartier environ yëpp si Aiglon la bokk. waaw maanaam bu ñu wax ni ci Aiglon la bokk parce que Aiglon sous quartier la ci DVF ni nga xamee ni pencum Alinguer ak Payen ni ñu nekkee sous quartier DVF noonu la Buntu Dépôt nekkee sous quartier Cité Pilot nekk sous quartier Cité Ñax nekk sous quartier Bayal Khoudia Badiane nekk sous quartier waaye lépp nekk derrière la voie ferrée moo leen ëmb. ndax mën nga ñoo wax ni ban année nga nekk chef de quartier. waaw mën naa la ko wax kay mois de mai le 31 mai 2015 laa nekk délégué de quartier. 2015 ba tey yow yaa wutu kan. maa wutu Maodo Ndir ku ñuy wax Maodo Ndir. ndax fii Aiglon dañuy faral di sanc chef de quartier dañ koy dond wala maanaam dañ koy voté. déedéet duñ ko doon de du lu ñuy doon nomination la boo xam ni ci maire bi nga xam ni bi nga dépendre foofu lay jógee comme ñun nag ci commune Thiès Est la ñu dépendre nomination bi ci maire Pape Bassirou Diop bi nga xam ni moo nekk maire commune Thiès Est. nomination bi nag mi ngi dépendre ci les habitants du quartier man li nga xam ne moom laa la mën a wax de pour li ma concerné man nomination bi sàkkuma ko woon sax waaye am na des jeunes du quartier
yoo xam ni ñoo ko sàkk woon booleeg aussi yenn màggu jàkk yi ñoo ko proposé woon mais bi ma proposé ma xam ni dañuy wax ni sa genn wàll yaa ko moom genn wàll gi si des si ñeneen ñi ñoo ko moom bi ma ci waxtaanee nag samay kilifa waxtaan ci ak sama waa kër ñu jox ma feu vert ci laay soog a nangu bind ma nit yàlla dogal ñu name ma comme délégué de quartier. yàlla barkeel confiance bi ñu am si yow ba dénk la quartier bi tamit yàlla na nga ko gën a mën a yor. waaye tamit wax nga léegi nga ni yow dañ la ko nommé mais sàkkuwoo ko woon si yow mais jour bi ñu la ko falee nga xëy ne quartier dafa nekk loo xëy ni dafa am loo xëy ni yaa ko moomal sa bopp am loo xëy ni nit ñi ñoo ko moom nga boole li nga moom ak li nit ñi moom yëpp boole ko yilif loolu noonu ban affection la def. loolu dafa nekk sax mbir boo xam ni mbir mu rëy la ndax yombul jiite mbooloo yombul di nga gis lu la neex di nga gis lu la naqadi di nga dégg lu la neex di nga dégg lu la naqadi noonu nag la àddina tëddee waaye yaakaar naa ne man ci sama âme et conscience li nga xam ni war naa koo def daal jëmale ko ci askan wi la ma ca mën daal maa ngi koy def di ñaan yàlla aussi mu gën maa dëgëral ba li nga xam ni def naa ko mu néew lu bari te ma xeeb ko lool suñu borom dimbali ma ba ma def lu ëpp loolu. jërëjëf papa yal na yàlla nangu bu baax a baax nangu ñaan yi dëgëral la fi tamit nga yàgg lool waaye tamit Mama Asta dañ lay jox rek parole bi nga wax ñu lan mooy relais communautaire. waaw relais communautaire mooy maanaam ki nga xam ni mooy lëkkale askan bi ci biir gox bi ak suñu poste de santé bi nga xam ni ci moom nga jokk ñun ñu ngi jokk ci poste de santé bi nekk Cité Ñax kon dëkk sous quartier bu ñuy wax Bayal Khoudia Badiane nekk fa relais communautaire ñun ñooy lëkkale askan wa nekk ci Bayal Khoudia Badiane ak poste de santé ba ñu war a dem ñun ñooy wër ci koñ bi ku war a dem poste de santé ba ñu ni ko ca poste de santé bee nga war a dem waroo dem ci beneen askan wi itam dinañ soxla am na ndax askan wi am na ci ñoo xam ne maanaam du ñuy farataal hôpital bi di poste de santé ba yow nag yaay fexe ba ñu ñemee ñoom poste de santé ba dinañ soxla ñëw ci yow diis la seen soxla boo xamante ni yow sax mën naa am doo ci mën dara waaye bu boobaa da ngay wax waaw boo nee waaw da ngay dem lijjanti ko maanaam ca poste de santé ba lëkkale askan bi ak poste de santé ba ñoom it bu ñu amee soxla ñëw ci yow waaw poste de santé bi it bu ñu amee lu mel ni ay vaccination wala leneen ak leneen yow yaa koy distribuer maanaam ci koñ bi daal yow daal yaay dox seen diggante yaay dox diggante askan wi ak poste de santé ba waaw loolu mooy relais communautaire. ndax relais communautaire am na moom it dañ la koy fal wala yaa koy bëggal sa bopp wala formation la booy def wala lan la. waaw relais communautaire benn ndax looy def rek da nga koy bëgg benn bi sa ICP da nga koy bëgg dem ci poste bi di fréquenter poste bi ba ICP bi xam ni kii bëgg na ko bu ñuy tànn bu ñu soxlaa relais communautaire dañ naan Asta Ndiaye kat farlu na ci santé bëgg na santé kooku mën naa ni relais communautaire ba nga dem defi formation da ngay def formation dañ lay former. yan façon école moo am fii yoo xëy day def formation relais communautaire. formation Croix Rouge mu ngi fi day former ku mu former pare bu la neexee nga nekk après mën ngaa dem nekk relais communautaire mën ngaa di fréquenter aussi poste ba day am ay formation district médical bi ñuy former ay relais waaw yooyu yëpp a ngi fi ak yeneen waaw. ndax relais communautaire am na salaire wala. waaw duñ ne amul salaire nag am na ay motivation yu ndaw rek ndax ñun askan wi la ñuy liggéeyal askan wi moo ñu tax a jóg volontairement nga ko doon def moo tax man la au commencement dañuy dem di fréquenter poste ba ndax loo bëggul doo ko fréquenter foofu ngay dem di fréquenter ba keroog nga nekk relais communautaire am na ay motivation yu ndaw rek waaye ñun daal defe naan séntu wuñ ci salaire askan wi daal la ñuy liggéeyal jaamu yàlla la daal. dañ ciy am jaamu yàlla dëgg yàlla dañ ciy jaamu yàlla bu baax sax. yàlla yan problème ngay jàkkoonteel en tant que relais communautaire. waaw problème yi ñuy jànkoonteel na xaw naa bari ndax yenn saa yi ngay gis koo xamante maanaam relais tur bi rek dafa rëy
nit ñi dinañ yaakaar ni yow yaa ngi àddina ci biiram dañuy yaakaar ni yow mi lépp war nga koo mën a lijjanti sa poste ba léegi koo xam dafa feebar ñëw ñu bindal ko ordonnance mu ñëw ci yow bu boobaa waaw ngay wax jël ordonnance yi ndax sak ak sutura demaat ca poste ba suñu ICP itam baax ndax boo leen ñëwee indeelee malade ni leen kii kat dafa feebar loxoom jotul ginnaam dañ ci daal di taxaw muy ICP di sage-femme dañ ciy taxaw defaral ko gratuitement macha allah loolu tam ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. kon yal na yàlla yokk sutura bi rek li ñu yaakaar ci yow ba di la ko def tamit ndax xam ne askan wi tamit nga fi nekkal ndax Sénégal moom moo bind noonu waaye dama lay wax rek nga teg foofu sa baaraam ñu ngi ñëwaat si kanam incha allah. Tata Wuri ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw Tata Wuri ñoo xam ne bàjjenu gox nga lan mooy bàjjenu gox. waa bàjjenu gox waa gox bi ñoo ko tax a jóg bàjjenu